yi bàyyi xel seen chaîne leader Coumba Lamb TV asalaamaaleykum seen doom seen xarit Sista Marema moo dellu siwaat ak yéen di leen présenter seen émission li ñor askan wi li ñor askan wi nag tey mi ngi fii ci Tëngéej sanc ba fas yéene ànd nag ak yéen dalal ki nga xamante ne nii mooy président mouvement ànd defar Rufisque sama caméraman topp ma. mbokk ak xarit yi bàyyi xel seen chaîne leader Coumba Lamb TV ñoo ngi nii toog ak président mouvement ADR lan lay def Tëngéej lan moo tax chaque week-end ñu dégg ko fii ci yenn quartier yi ak kan la fiy seet xanaa rek ñu bàyyi leen ak moom mu présenté wu wax leen moom mooy kan asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam maa ngi lay fay Sister Marème di la nuyu di la dalal. waaw man maa ngi tudd Papa Ndiaga Ndiaye juddoo Tëngéej màggee fi jàngee fi defee fi lépp donc maa ngi nuyu internautes yi ak ñiy suivre émission bi yëpp. waaw li ñor askan wi. waaw émission bi li ñor askan wi voilà di am mbégte bu wér-wér. lan moo tax Papa Ndiaga Ndiaye tuddee mouvement am ADR. waaw mouvement bi maa ngi commencé ñoo ngi ko créé depuis 2017 donc li sabab création mouvement bi mooy dañu gis Tëngéej ni mu tardé ci wàllu lépp ci côté yëpp ci éducation ci infrastructure ci assainissement ci yëpp côté yëpp Tëngéej daf ci am retard ñu gis suñu yaay yi ak suñu sœurs yi ak suñu frères ni ñuy sonnee surtout rawatina Rufisque Nord bii ñu dëkk nga xamante ne da ngay gis ay quartier lëmm soo xoolee arrêt Chérif ba sant yàlla alignement autoroute à péage bi zone yooyu yëpp amuñu accès à l'eau potable donc ñu gis ne loolu noonu c'est anormal jaaduwul te ñu nekk biir Tëngéej nekk biir Dakar à 15 même pas 10 minutes de Dakar alors que ñu ngi gis au même moment ay villages yu gën a reculé ci Sénégal di am accès à l'eau potable seen biir kër yi donc ñun mënuñu am loolu donc loolu moo ñu metti moo tax ñu ne dañu créer mouvement dugg ci politique bi pour jéem a defar suñu gox donc ADR bi ñu tuddee ko ànd defar Rufisque. ànd defar Rufisque. voilà. ànd defar Rufisque nag foog nañ ci wéewu bay ne chaque week-end yaa ngi Tëngéej danga fi am ay xarit danga fi am ay am di jàmm ci yenn quartier yi ñu ngi la fay dégg ban lëkkaloo mu ngi am ak ñoom. waaw effectivement chaque samedi dimanche des fois même vendredi ñoo ngi ci Rufisque Nord bi quartier yi nga xamante ne moo ngi nekk ci biir Rufisque Nord muy 57 quartiers yëpp pratiquement am nañ fa suñu mouvement bi am nañ fa ay cellules am fa ay représentants donc week-end yi nag dañuy profitoo di dem di leen seeti di def ay contact di def lu ñu naan porte à porte di dem di saafonteex population bi di gën a def massification parce que actuellement phase bi ñu toll mooy phase massification gën a yee nit ñi parce que dañu constater benn affaire même bu ñu demee ci terrain bi da ngay gis ne population bi dañoo découragé ci politique waaw dañoo découragé ci politique parce que wor yi dafa bëri depuis bi ñu nekkee di politique ba léegi chaque jour gars yi dañ leen di wor te soo xoolee politiciens yi nga xamante ne ñoo nekk ci Rufisque rawatina Rufisque Nord élection mooy jot rek wala à 6 mois à 3 mois des élections ci la ñuy commencé dugg ci population bi dem di gis mouvement yi di leen proposer ay financement ci élection weesoo duñ leen gis dañuy toogaat 5 ans après di soo ko gis gars yi donc ñun nag damay wax ne ci dañuy ñëw pour sensibiliser leen ne leen non il est temps ngeen conscience que ne suñu développement ñun ñoo ko yor surtout nag la jeunesse surtout jeunesse te sama mouvement c'est composé de majoritairement ñi ci gën a bari ay jigéen lañ comme ni nga ko waxee. waaw loolu de foog naa ko ci wéewu bay dinaa ci ñëw waaye laata loolu dama lay bàyyi rek nga wax askan wi ndax Papa Ndiaga Ndiaye moom doomu Tëngéej la wala parce que nag wax nañ ñu ne du fi fanaan de moom yeewoowu fi kon nan moo la boolee Tëngéej ba nga bëgg a defar Tëngéej. waaw
loolu xam nga du fi fanaan te sama papa di fi fanaan sama yaay samay maam di fi fanaan man ma dëkk ci sama maam di Ndeye Mati Seck bokk ci famille cekkeen ñuy wax Seck Ndiaye Atumaan Ndiaye Tëngéej ba ci stade Ngalandou Diouf bii ki nga tuddee Ngalandou Diouf boobu maam la ci man rawatina suñu famille di cekkeen sanca Tëngéej donc waaw famille cekkeen boobu laa bokk sanca ba bii ngay dugg fii ngay nekk fii yëpp famille cekkeen ñoo fi ëpp famille cekkeen ci lañ bokk donc ñoom bu ñu waxee bon Dakar li ma boolee Dakar du leen lu dul jàngi may jàngi ma am fii sama bac 2006 may dem di jàngi Dakar di def navette dem dikk ba yàlla def ma loger Dakar am fa liggéey donc ku nekk yow fi nga am liggéey bëgg nga jege sa bërëbu liggéeyukaay ku sañoon di kuy liggéeyee Dakar nga am kër boo dëkk Dakar waaw donc loolu la mais ñun suñu lépp fii lañ ko am Dakar aussi dëkku dañ naan dëkku dox dajale dëkku liggéeyukaay la rek waaw mais ñun suñu am ak suñu alal ak lépp lu ñu yor ñun Tëngéej lañ koy indi bokk ko suñuy am di jàmm. kon daal Dakar da nga fa dem rek pour wuti. voilà waaye tamit ñu seetlu ba tey ne ñii nga xamante ne nii ñoo topp sa ginnaaw yépp ay jigéen lañu. ñenn ñi ay ndaw lañu. lan moo waral loolu. waaw loolu moom damay kontaan di si tontu parce que soo xoolee man yàlla dafa def depuis bi ma nekkee école nekk Momar Sène Waly pare dem lycée moderne ñi may fréquenté yëpp pratiquement jigéen ñi ñoo si ëpp. Deuxièmement la jeunesse yàlla dafa def aussi man may xale moins de 35 ans léegi su ma jugee xale yi laay gën a woo pour ñu ñëw àndax man ci liggéey boobu parce que dañu ne xale mooy liggéey waaw te ñun Rufisque dañu tàmm def lu nga xamante ne ñun ñëpp moom lañ constaté gars yi dañuy liggéey ba retraité ñëw ne dañuy def politique ñu jël réew mi jox leen mais dañuy fanaanoo moom dem retraite duñu liggéey. te yow pare nga pour dindi fi loolu. waaw man ak suma mouvement ak ñi ma àndal. yak sa mouvement ba doo. waaw boo toogee doo def li gars yi def rek. non xam nga lan moo tax duñu mën a def li gars yi def wala bokkuñu yoon parce que mooy li ma wax ñun premièrement ay xale lañ deuxièmement am nañu ambition am na lu ñuy xaar te am ñi nga xamante ne ñooy retraité ku retraité ba pare yaa ngi xalaat leneen. xalaatoo liggéey parce que amatoo looy prouver ñun dañuy fekk nag koo xamante ne liggéey na 60 ans ba retraité ba am 70 ans ñu ne ko kaay liggéeyal ñu loolu mooy kaay noppalakul fii kay. leer na donc ñun te lii nga xamante ne moom la ñuy xëccu pour def politique dañ ci bëgg am dem fu sori donc koo xamante ne dafa bëgg a dem fu sori soo ko joxee nekk maire liggéeyal mais day liggéey parce que am na leen lu muy xalaat ci kanam. ADR fan la jëm élection présidentielle locale wala législative. waaw actuellement nii élection locale yi moo taxaw donc ñun dañu pare pour dem élection locale su élection locale yi weesoo nag législative yi su taxawee ñu toogaat def réunion ak sama staff ñu xool nu ñuy def mais actuellement ce qui est sûr mooy ñun locale yi moo ñu tax a jóg pour l'instant. pour l'instant daal kon su ma la déggee yow pare nga pour jël. maire yi Tëngéej. waaw surtout. ban maire nga jóg. voilà surtout Rufisque Nord. parce que ñun Rufisque Nord la ñu nekk. Rufisque Nord waaw donc pour l'instant mairie Nord nga bëgg a pour l'instant mairie Nord bi la ñu bëgg a concourir waaw suñu paree ci mairie Nord bi nag après yeneen perspectives yi su taxawee ñu xool parce que ñun defar Rufisque moo ñu tax a jóg. ñun yàgg nañ di yëngatu ci mouvement développement social di ci dox. di si loolu mais gis nañ ne suñu yàlla dimbalee ba ñu nekk maire Rufisque Nord ci la ñuy gën a mën a am sañ-sañ gën a mën a am pouvoir mën a defar liggéeyal population bi. ba yaa ngi xalaat ñi nga war a jàmmaar lool ci élection yi. waaw mooy ñi ma war a jàmmaar lool si nord bi. waaw ñi ma war a jàmmaar lool si nord bi xam nañ leen am na ñu si déclaré ñoo xamante ne déclaré nañ ne ñoom dañuy dem si dañuy ay candidats lañ. mais ñi ma si xamagul bon waa APR laa si gën a gis daal. kon daal bu ma la déggee yow bokkoo APR. waaw APR doo man bokkoo waa APR.
kon nag mu ngi foo bokk. waaw ñun moom. ñu ngi ci opposition bi mais bokkuñu APR. Sénégal dégg naa ko opposé moom doo am dara de. waaw loolu la parce que bëggoon naa ñëw ci foofu parce que Rufisque dañoo tàmm nguur gu ñëw suñu leader yi fi nekk dañu tàmm nguur gu ñëw ñu riisu dem foofu nga boo xoolee Rufisque actuellement suñu 3 maires communes ñëpp dem nañ ci APR. donc ñoom opposition waxuñu ci dara te man dama gis ne il faut ñu opposer pour mën a am li ñu bëgg parce que du nguur gu ñëw nga riisu dem te booy dem du ay projet moo tax yow nga dem du la nguur gi defal sa population moo tax nga dem mais yow da ngay dem pour yow sa poste su bopp. yaa wax lii. waaw ndax mën nañu xam fan la mouvement ADR bokk. waaw ADR bokkuñu ci opposition lañ bokk. mais bokkuñu ci benn parti politique de. bokkuñu ci benn parti suñu mouvement politique lañ yor mais bokkuñu ci benn parti politique waaw mais ce qui est sûr et certain mooy ñun bokkuñu ci mouvance présidentielle. kon mbokk yi ñoo ko déggandoo xanaa ñu dem jëli ji suñu publicité te daal di ñëwaat ci seen émission li ñor askan wi. bile melokaan moo lay déranger xam naa lii lay sonal wax ju bëri teg ci nga diis te yéen woo xam naa lii lay sonal bile melokaan moo lay déranger yàlla may ma nangu woo ma rëmb la nangu woo foo ma seen di ma reetante bëgguloo ma yàlla may ma nangu woo ma rëmb la nangu woo foo ma seen talal ma loxo te soppuloo ma xam naa lii lay sonal mani wax ju bëri te ci nga diis te yéen woo xam naa lii lay sonal bile melokaan moo lay déranger yàlla may ma nangu woo ma rëmb la nangu woo foo ma seen di ma reetante bëgguloo ma yàlla may ma nangu woo ma rëmb la nangu woo foo ma seen talal ma loxo te soppuloo ma tiri nga ma visel ndax taluma tiri nga ma visel ndax taluma tiri nga ma tolli ndax taluma si doom yow fii àddina la konteel fii àddina la fiisteel fii àddina la konteel fii àddina la fiisteel su ko defee nag ñu wéyal suñu waxtaan rek xanaa rek ñu laaj la ci jamono ji fu mu toll nii réew mi fi mu toll yow en tant que jeune boo xamante ne ni da nga bëgg a taxaw suqali ci sa dëkk ba mu jaral la tey jii nga créer sa mouvement boobu nan nga gisee dëkk bi instant bi ni muy doxee. waaw dëkk bi actuellement gis nañ ne fan yi nga xamante ne moom lañ génn Sénégal tàngoon na trop. waaw tàngoon na ci côté yëpp parce que gis nañ population bi yëpp jug taxaw surtout la jeunesse génn ci mbedd mi génn ci tali bi di kaas seeni droit di xeex pour injustice loolu ñun suñu mouvement tamit participer nañ ci parce que ñun suñu mouvement demoon nañ ci terrain bi di soutenir opposition bi nga xamante ne ñoo ngi taxaw pour xeex état de droit biir Sénégal. donc ñu gis ne actuellement calendrier républicain bi nga xamante ne mooy ñu def ay élections depuis 2019 amul gis nañ ne population bi sonn nañ jeunes yi amuñu liggéey sama moroom yi jigéen ñi tamit amuñu liggéey couvre-feu bi ñëw bloqué lépp presque plus de 1 an ñu nekk ci jafe-jafe yooyu ñu bëgg nag tegal ñu ci injustice di noot ñenn ñi. yow lan ngay tuddee injustice mooy li xew fii rek ñu gis ne koo xamante ne opposition bu ñu gis opposant bu ñu gis ne am nga doole pare nga pour jàkkaarloo ñoom indil leen pour jàkkaarloo nguur gi indil ko problème nguur gi mu ngi xool nu mu lay faagaagalee ñu gis ko ci Karim Wade gis ko ci Khalifa Sall gis ko nii tamit ci mbiru Sonko bi donc loolu noonu mbiru Sonko bi sax taxul nit ñi génn mais étincelle la wala lu ëpp tuuru la. C'est-à-dire donc c'était la goutte d'eau qui a fait déborder la vase parce que
mënuñu comprendre ñu jël nit ci procédure bi ñu ko def yooyu yëpp patamee yëpp du jour au lendemain or que ñun dañuy am suñu dossier sax bu nekk tribunal mais pour mu jàll sax il te faut des mois presque 1 an. pour yow lan moo waral loolu. bon li ko waral politique ku nekk ci réew mi bëgg fi nekk ne man du ma fi jóge te ñun on est conscient xam nga léegi actuellement c'est-à-dire jeunesse su tey moo nekk jeunesse yoo xamante ne dañu jàng. même tey maa ngi seetaan benn charretier moo ngi nekk Dakar charretier la naka te nee na am na master da ngay gis kuy jaay ay boutique mbagg jàng nañ am seeni diplôme. mais loolu yàgg na Sénégal. donc nit ñi ñoo amul liggéey. bi jàng jotee dem nañ jàngi bi jàngi métier jotee dem nañ jàngi mais liggéey la ñu gisul. waaw mais est-ce que jàng amoo liggéey jar na nga taal sa réew ñu ne deetawaay waaye nga man xaw ma na laa ko mën a tuddee nga jël ay paquetu mbiskitu jàmbur wala ngay jël ay butéelu diwlinu jàmbur loo xamante ne nii yow jënduloo ko. mais loolu. loolu lan la jotee jàng. xam nga loolu lépp li ko indi mooy lan. il faut le dire li ko indi mooy nit ñi dañuy jug pour ñaxtu pour def marche ñu ne kenn du fi defee marche c'est ça la cause c'est-à-dire bu ñu xool conséquences yi. mooy ñi ñu saccagé ñi ñu toj seeni magasin ñi ñu def lii ni ñu yàq yi ci am mais dañuy xooli cause bi fii suñu constitution moo ñu may droit de faire la marche donc état bi da ko war a di encadrer mais fii dañu gis ne état bi marche bu jug taxaw ñu réprimer te loolu moo dul yoon cause boobu la ñu war a lijjanti ba pare su fekkoon ne état bi nee na autorisé na marche mais ñu gis ne après encadré ko kon mosoo gis marche bu ñu encadré moo am ay casse amul ci Sénégal te man marche yu bëri maa ngi koy suivre yenn yi ma dem assister mais yu si bëri yu nga xam dew ma maa ngi koy suivre yi ñu autorisé yëpp ma si ñu fi autorisé marche mu am ay casse te bii passé li nga xamante ne boo xoolee man de bon yàgguñu fi ay xale lañu peut-être nee nañ am na ay jamono yoo xamante ne mosoon na fi même man mosuma fekkee même le 23 juin 2011 demeewul woon nii fii lañ am donc suñu fii nag la ñu war a liggéey taxaw si ci biir loolu yow tey ji boo amoon question wala looy wax nguuru Sénégal lan lay doon. bon nguuru Sénégal li ñu koy wax mooy nañu taxawaat parce que wax nañ ne dinañ génn 300 milliards pour financement des jeunes man li ma si métti rek mooy financement boobu dañ koy politiser waat encore c'est ça le problème gis nga jeunes yi nga xamante ne président moom la wax ne dina leen recevoir li si gën a li ma si inconvénient ma si gis gars yi dañ koy jël ay jeunes APR rek yóbbu leen foofu ñu ne ko président tout va bien ñoo ko mas a wër di ko wax tout va bien alors que tout ne va absolument pas du tout financement yi DER moo ngi fi di def ay financement di génn ay milliards kenn xamul résultat yi. mais est-ce que sénégalais yi xam nañ leen mooy DER. xam nañ ko xam nga DER bi kan lañ ko lancé 2019. 2019 lañ ko lancé bi élection yi di bëgg a ñëw. financement DER bi financement politique la. financement politique la léegi su élection à chaque élection nag suy ñëw ñu génnaat beneen forme de financement politisé ko moo tax loolu du indi développement ñun dañuy farce mais li ñuy teg du développement. lan mooy développement. développement mooy ak ci biir développement boobu nag bëgg naa nga wax ma. waaw sa mouvement lan la développement tënkee. développement mooy former jeunes yi d'abord ci formation lay commencer te mu bañ a am parloo c'est-à-dire dañu am gouvernement boo xamante ne lépp parloo lépp c'est politique loolu moo tax réew mi mënul avancer mais su fekkoon ne ñun fonds yi ñu am yëpp. financement yi ñu am yëpp tegoon nañ ko ci yoon mais réew mi Sénégal développé na bu yàgg. te xool li ma ci gën a mitti rek bi passé bi ñu génnee jeunes yi génn di def marche di def di manifester ministre bi génne naan ay terroristes te man question may ni posé rek mooy terroriste dina génn man dégguma benn policier boo xamante ne nee nañ rey nañ ko par balle. ay manifestants la ñuy rey par balle. premièrement dégguma benn policier ñu ne dañ ko jam dañ ko blessé par balle moo ko blessé
donc terroriste yi dina xeexaa yow pendant des jours te mënoo am benn mort terroriste yi rek ñooy dee mooy jeunes yi loolu donc c'est insensé. man su ma nekkee si discussion ak samay loolu laa leen wax ma ne leen d'accord bu ñu nee terroriste ñoo fi nekk après ñu ëlbatiku ministre de la justice génn fii naan mbër yee génn c'est-à-dire y a problème ëllëgoon ñu résoudre que sincèrement wax liy dëgg mais dañ naan non xaaral ñu jéem a xool. lu ñuy ay alibi bu ñuy jël nu ñuy def ba nëbb dëgg di wut ay lay c'est-à-dire ay ut ay lay. bu leen fàttalee li ñoom askan wi la ñu wax. moo tax président bi mu génnee recadré parce que président cette fois-ci discours bi xam sincérité bi nag. bon ça reste à voir ci pratique bi mais. discours bi baax na parce que reconnaître na ne jeunes yi la jeunesse a parlé. la jeunesse a été dans la rue. ñu bàyyi la nga wax ñu mouvement ADR lan la servir agum Rufisque. bon ñun suñu mouvement bi 2017 lañ ko créé. ñun biñ ko créé ñoo ngi formé. ñoo ngi formé des groupes de femmes leen formé ci yenn transformation yi ak ainsi de suite. ñoo ngi jël tamit ay jeunes di leen utal ay permis bien vrai que amuñu ay moyens on va de nos propres moyens suñu moyen lañ am yoruñu moyen état yoruñu benn moyen état yoruñu keneen koo xamante ne moo ñuy financer mais ñun on se débrouille avec notre organisation di financer femmes yi suñu biir ñoo ngi leen di financer ñoo ngi leen di defal formation ñoo ngi jël yenn jeunes yi di leen utal permis de vos propres moyens. waaw mais Papa Ndiaga Diop nag li ñu wax tey nag kan moo nekk sa ginnaaw. non amul kenn ku nekk sama ginnaaw man moom franchement à part sama yaay. à part sama yaay. nga xam ne des fois mu ne ma waa jàppal si lii. kon waa Tëngéej yéen a ko déggandoo. à part sama yaay mu ne des fois mu ne ma noo jàppal si lii gisuma keneen ku ñu ñëw ne la noo jàppal si lii. waaw li ñu cërale woon ci waxtu bi sama technicien mu may signalé ne jeex na xanaa rek ñu bàyyi la nga wax ñu ni nga gisee mbas mi après nga wax ñu sa mot de la fin. bon mbas mi moom yàgg na fi franchement yàgg na fi def na fi plus de 1 an un an et quelque. donc heureusement ba actuellement dindi nañ couvre-feu bi nit ñi mën a féex tuuti. mën a vaquer à leurs préoccupations ñi doon def seen petite business la nuit di si sutural seen njaboot ñu mën a continuer seen activité parce que soo xoolee événement yi fi mujjee am mbas mi moo ko gën a accentuer donc di ñaan yàlla mu jeex fi di ñaan yàlla mu wan ñu ginnaaw ba pare dootul ñëwati et puis di leen jaajëfal seen teewaay di kontaan ci Kumba Lamb TV waaw di nga xamante ne fii suñu kër la donc tonton Fodé suñu tonton la suñu xarit la suñu conseiller la aussi donc ñoo ngi koy jaajëfal bu bëri di la jaajëfal yow système Mariam waaw ak sa staff sa équipe donc di kontaan ci yéen di nuyu aussi sama waa coalition di nuyu sama waa mouvement ànd defar Rufisque di kontaan ci ñoom ñëpp waaw ci kaw ba ci suuf ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ci suñu mouvement bi d'ailleurs léegi nii rek am nañ réunion bu mag boo xamante ne cellules yëpp la ñuy réunir def réunion tey samedi donc ñun nii lañ koy doxalee même si couvre-feu bi sax on faisait nos petites réunions di coordonner di xool na ñuy def parce que defar moo ñu tax a jóg élection yi xoolal bu ñëwoon 2024 sax ñun dañuy continuer suñu mouvement parce que gis nañ ne chaque jour ñi ñaa ngi ñëw mouvement baa ngi gën a am doole. kon daal mouvement ànd defar Tëngéej moom pare na. kon mbokk ak xarit yi bàyyi xel seen chaîne leader Kumba Lamb TV li moo nekkoon seen émission li ñor askan wi. xanaa rek ñu dugal nag suñu sponsor journal Liberté Info di journal bi nga xam ne moo gën ci journal yi di hebdo boo xamante ne ni boo ko tijjee lépp ngay fekk ci biir te à bon prix 100 francs rek lañ koy weccee ko dem leen fépp ci région yi ADP moo ñuy distribuer da ngeen ko fa fekk. di leen jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal sama jinne caméraman bi Mara ak sama sœur Sista Magui di leen jaajëfal lu bare bare di nuyu tamit suñu PDG ak sama ñaari xarit yi ma fekk ci kër gi ñaari bébé yu ndaw yooyu ziar naa leen bu wér a wér ak grand Ousmane bàyyiwuma leen di leen jaajëfal waaye di leen jox di daje ba beneen yoon ci beneen numéro li ñor askan wi